Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 16 février yéen a ngi seen émission yeewu leen ñu ci bëri ñu ngi fêter Mardi Gras ñu leen di souhaiter bonne fête et bon courage à toutes les mamans yi yeewu tey di déguiser xale yi am nañ nu ñu mel du ñu régler du ñu yem ci li ñu leen defloo mais c'est que du bonheur c'est que du plaisir gis leen ñuy foo ni ree kontaan donc bonne fête de Mardi Gras à tous nos enfants yi nga xamante ne ñi ngi koy célébrer yeewu leen mi ngi fi comme d'habitude tout un programme qui vous attend tey dinañ waxtaanee encore sommet G5 bu Sahel bi nga xamante ne démb lañ ko doon def am na ay présidents yu nga xamante ne ñi ngi intéressé wu ci stratégie pour gagner combat bi contre djihadistes yi nga xam ne ñi ngi fi nekk ba léegi di def mbirum terrorisme malgré le fait que àdduna bi am na lu ñu doy sëkk dinañ waxtaanee Covid-19 Allemagne bi nga xamante ne moom tëju na depuis dimanche ñu ci bëri ci ay frontières am tëj na ko yenn dëkk yi def point Covid loolu ak Coxombaar Ndiaye lay nekk aussi dinañ waxtaanee ak moom journée bi nga xamante ne célébré nañ ko démb muy journée bi ñu jagleel cancer pédiatrique maanaam cancer bi dal xale yu ndaw yi c'est malheureux mais ça existe tout à l'heure dinañ ci gën a indi ay leeral Merry Beye mi ngi fii naka waxtaanee le gaming au Sénégal réponse dans la rubrique TIC dinañu wax lan mooy gaming ak réponse bi ci rubrique bi nga xamante ne moom lay def Awa Gaye dina indi woman of the week et puis Sophie dinañu toggal loolu yëpp ci biir yeewu leen bi lay doon dans quelques instants ñu indil leen ko dinañ leen yeewee clip du jour mais balaay loolu damay bàyyi sama gars yi ñu nuyoo tasaare waxtaane ñoom nu seen doom yi déguisé woo gis naa fi xale boo xam ne indo la déguisé wu donc ku nekk wax rek li doomam def matin bi ñu nag ñuy seetaan amuñu nëbboo n'est-ce pas Coro? waaw yow comme lépp ngay nittali amul problème maa ngi leen di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan comme tous les matins dans yeewu leen xam naa ni tey moom kastetu yaay yëpp mooy yeewu defar seen doom yi pour ñu dem Mardi Gras parce que c'est vraiment une date boo xamante ne xale yi dañ koy xaar. dañ ciy kontaan dañ ko fonk. man moom sama jinne ma kër ga indo. léegi lan moom indo pour lan indo tam nan bëggoon naa xam bébé Fa daal moom lan moo ko inspiré. xam nga moom chaîne télé yi souvent ñoom na boog ñooy nekk ci kër ga bon yi ñooy tax mu koy découvrir donc bu gisee. léegi indo la bu gisee indo yi xam naa day kontaan ba pare gëw ma ne xam naa sûrement xool na boppam rek ñu roog ndax Fa buy fekkee sax ay feccu indo la nooy déguisé mu ne indo te naan defal leen ma tomb moo tax léegi indo wu ji na benn yoon mais fa tout à l'heure xam naa ni photo moom il faut que ma jot ci mais Coro ci kanam dinañ waxtaanee sommet G5 Sahel bi ak li fa wàcc ci ay décisions. effectivement démb la commencé tey lay jeex 5 présidents ak Emmanuel Macron en mode visioconférence waxtaanee lépp lu jëm ci wàllug sécurité particulièrement ñoom ñi ngi jéem a tëral ay stratégie pour xam comment faire pour faire face aux djihadistes dinañ ci ñëw ci kanam tuuti mais également dinañu dem par exemple Allemagne nga xamante ni ñoom dañu tëj seen ay frontières ak yenn ci ay dëkk explication bi ñu joxe ñëpp xam nañ ni mooy Covid-19 dinañ ci ñëw ci kanam tuuti mais bi également on parlera de li nga xamante ni moom moo di point Covid dinañ ci ñëw comme tous les matins également cancer des enfants c'est presque on en parle presque pas mais loo xamante ni la c'est un véritable casse-tête pour les parents et puis nombre d'enfants yi nga xam ne ñoom ñooy contaminés par an mën na dem ba ëpp 500 enfants mu doon chiffre yu énorme comment faire pour indi ci ay jéego ak yu mel noonu dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti ndax am na ñoo xamante ni waa No Stress Land nga xam ne à chaque fois dañuy veiller ci nekkinu ndaw ñi waaye nekkinu couche yi gën a diminuer wala ñi nekk ci prison yi ak yu mel noonu ñoom démb demoon nañu visiter ji ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo amee boobule jàngoro on va en parler tout à l'heure inchallah. No Stress Land ñu def liggéey bu am solo ñoom lépp lu ñu bëgg mooy teggi stress wu doomu aadama ak ci nu mu mun a nekkee ñuy rafetlu seen liggéey bu baax a baax tout à l'heure dinañ ci waxtaanee ci journée bi nga xamante ne moom nañ jagleel cancer pédiatrique di dal xale yi comme ni nga ko waxee bu ñu génnee ci point Covid beeg actualité bi nga xamante ne moom nga indi Merry mi ngi fii naka waxtaanee gaming au Sénégal réponse dans la rubrique TIC ça va. très bien macha allah. yaa ngi si jàmm. maa ngi sant. naka sa yaram. léegi bii je l'ai dara.
wala bëgg rek Bijou nag. xam parfois da ngay bëgg nit boo ko nuyoo sa xol day sedd nga ree. waaw baax na kon comme sa xol sedd na rek baax na waaw man dama bëgg nit ñi di ma xool rek seen xol di sedd. ana Tidiane. ñaa ngi na. moom deful Mardi Gras. non moom nag école franco arabe la nekk. donc. ñoom moom boo ko laajee mu ne la je suis musulman je ne fête que 2 fêtes la Korité et la Tabaski. très bien man bëgg naa xale bi. ma ne ko ndeysaan yow doo am chance fête Mardi Gras ni sa yaay. bon mais après école yi ku nekk ak sa ni ngay fonctionner rek. waaw bon ku nekk après c'est un choix comme ñun tamit ñoo ko dugal ci loolu. waaw faut respecter le fonctionnement de l'école. nañu assumer rek comme ñoom école yi nee nañu ñoom du ñu fête Mardi Gras mais en tout cas ñun ñu ngi accompagner yaay yi nga xamante ne ñoom ñu ngi fête Mardi Gras. ñu ngi fête waaw mais ça va. sant alhamdulilah très bien très bien macha allah toi fakala toi yëgoo dara maa ngi nii jàmm kese yàllaay kese. macha allah ñu waxtaanee gaming au Sénégal. waaw gaming nag la ñuy laa ne woon tey dañ koy waxtaanee parce que benn sorte de e-sport la su ma nee e-sport donc benn sport bu bees sport lié au digital la. donc mooy xam nga jeu PSP yi nga xamante ne moom la xale yi di utiliser ñu ci bëre ñu ngi gis seen doom yi dañ ci accro ba dee mais xamuñu ne am na ñoo xamante ne dem nañ ba professionnaliser wu ba ñun sax Sénégal am nañ champion du Sénégal ak yooyu boo xamante ne dem na représenter dëkkam. lu yàgg ba gagné ay titres donc je me suis dit pourquoi pas aussi ñu may leen tuuti lumière wan parents yi en fait lan mooy gaming actuellement ak fan la niveau bi toll donc bu ci kanamee dinañ ci dinañ séq waxtaan ak kii di Baba donc moom mooy président wu Solo Sport di lañ leen expliquer ci kanam tuuti loolu lan la ak lu muy signifier ak lu mu représenter fii ci milieu gaming Bijou. Ce sera dans quelques instants ñu waxtaanee ko parce que boo nee gaming PlayStation nit ñi dañ naan fo la caaxaan la alors que au niveau du monde il y a des championnats yoo xamante ne ñi ngi ko fay def am ay prix yu am solo yu nit ñi di gagner mais il y a un danger aussi dinañ leen ko wax tout à l'heure parce qu'il faut pas abuser abi moom baaxul ci lenn dans quelques instants dinañ ci ñëw ci Yeewu Tik ak Meribé ça va. man ngay laaj pour man yaa ngi ci awa sax ça va non très bien macha allah. d'accord ci kanam bi waxtaan ak Meribé. Awa Gaye aussi mi ngi fi naka indi woman of the week. comme ni ko oh ça va. Je suis très bien. Ça va comme Mary ou bien. Non je suis très bien. Ça va comme Mary yow. non Mary yaa ngi ut partenaire boobu ba tey yow yaa ci wit. waaye léegi kii woon ça va comme Mary rek jeex na. xalaat yow Awa yow ka man kenn laa xam ne moom ñëpp lay accompagner. kan. Tali ngeen a génn ci man. Tali. waxal sa woman of the week ngeen may weer Tali noonu. Bijou Ndiaye good morning to you guys good morning to ñu ñuy seetaan yëpp comme ni ngeen ko xamee rek every Tuesday ma indi woman of the week tey nag ma indi madame Mariama Thior Gakou madame Faye nekk juriste de familial bi nga xamante ni dafay nekk ci réseaux sociaux yi di jàppale jigéen ñi pour ñu xam li nga xam ne mooy seen droit ci seen wàllu famille xam naa ci kanam tuuti dinañ indi yaatal ci moom. madame Mariama Thior Gakou ak liggéey bu important bi nga xamante ne mi ngi koy def ndaxte souvent nit yi li leen di dal yëpp ñàkk xam seen ay droit moom moo koy waral donc bu ñu amee ku ñu représenté di leen wan lan mooy seen ay droit lan la ñu mën a def lan lañ mënul def daf leen di gën a dimbali ci seen vie de tous les jours ak surtout ci seen ay ménage ak seen famille dans quelques instants ñu découvrir liggéeyam dans Woman of the Week Sophie mi ngi fi comme tous les matins di ñu toggal tey xam naa ni deful infusion ndax tee bi egsi na déjà li may indil nañu ko donc ñu ànd ak Sophie découvrir lan lay préparer Sophie. non tey ci loo ne tey defuma infusion maa ngi nii rek. kenkili baa ngay defar. waaw kenkili baa xam nga da ngaa xëy di dox di wane say dàll di tourner di wëndeelu Sophie ñu ne la taay fii nga ne léegi o yu baax ngay sol say tuba yu baax di tourner fii di défiler Sophie yow kii va t'arrêter. man tey laa doog a yëg ni nekk succès bu bëri baaxul. non succès bi yéeg na nag parce que yow léegi boo ñuy nuyu sa nuyoo bi défilé la day dox tourner. waaw na ngeen def ça va tourner waat def dem ñëwaat nuyoowaat. dina nuyu 1000 fois nit ñi de. mi ngi noonu bisu maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp comme ni ñu koy defee nag saa su ne nuyu mbokk yi xarit di ñuy seetaan tey nag li may andi rek bisu sucré lay doon benn cake laay defar au chocolat multicolore gis nga ni nag am naa chocolat am naa yaourt nature am naa farine ananas am naa poire am nañu orange nen lait concentré non sucré fleur d'oranger ak sucre vanillé ci kanam tuuti nag ñu daal di mélanger ingrédients yi nga xamante ne ni moom lañu am ci plateau bi
pour defaral leen li nga xamante ne ni mooy seen plat du jour tey Bijou. ce sera dans quelques instants ñu xool Sophie naka lay defaree cake bi loolu moo leen di xaar ci biir yeewu leen bi bu leen bouger ñu indil leen ko tasaare leen ko ngeen mun ci jëriñu comme tous les matins mais tout de suite dañ leen di yee ak benn son boo xamante ne yéen a ko tànnal seen bopp mu neexal leen seen bopp muy bukki yi bu Youssou Ndour actuellement si un mois mi ngi ci 4,1 millions de vues YouTube bokk la ni ñu koy seetaan ci télé yeeg li ñu koy déglu ci téléphone yi bukki yi ak Youssou Ndour avant ñuy ñëw eggali. caméraman yëpp aba diriger le taxi yooyu foofu bari bu leen waaye nag tàccu cey lii bay ñes li ngay sàmmi yow sa bëggeel da ngay moytu ñi lay fexeel du ñu dem dul waxi nobel di la jéem a jaar ci feneen essaie de courir tant de tourner daw bul faat bëggeel te dañu te ne waaw bukki dañoo bare ne waaw bëggeel te dañu te ne waaw bukki waxul te gëteen daw bul faale asalaamaaleykum ci neen nañu yaaba leneen côté de courir sans te retourner daw bul faale waaw bëggeel te dañu koy aar waaw bukki toroxal buñ la doyadal bëgg la nelawal buñ la xoxatal bu leen xoromal rafetal jaru bopp na ma ca yabu ca ne waaw ni bëggeel te dañu koy aar ne waaw ni bukki
te yabu ca bul xaar kenn ci àdduna jógal nga dóori waar li am solo du dayoog wërsëg bi nga am waaye nan nga koy mën a jëriñoo kaas ci kaw kaas bés bu jot tàmbalil ak cawarte jeexalal ak yokkute léegi sestiku Nescafé juróomi dërëm rekk la Voilà, si vous venez de nous rejoindre yéen a ngi seen émission Yeewu Leen page publicitaire lañ doon seetaan noonu ñuy remercier bu baax suñu partenaires yi ku ci mel ni Promobile ak puce mbégte mi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy accompagner puce bi nag dañ leen koy wax tous les matins c'est plus qu'une puce ndax boo jëndee puce boo xamante ne 1000 francs kese ngay fay di nga ci fekk 5000 francs crédit rax ci dolli am 750 méga internet jëfandikoo ko comme ni mu la neexee et puis c'est très facile fu ngeen dem mun ngeen ko am jël seen numéro 75 bu ngeen xasee jël seen téléphone nag soxla ay offre mun ngeen taper dièse 175 dièse service client nekk ci 16 75 bu dee da ngeen leen bëgg a contacter par WhatsApp mun ngeen def 75 525 00 00 bu dee yéen a ngi ci réseaux sociaux yi comme xale yi ni ñu ko tàmmee di def da ngeen def hashtag Promobile Sénégal ci Facebook Twitter Instagram ak YouTube ngeen gis information yi war yëpp ci Promobile wala ngeen dugg ci site bi www.promobile.sn am information yëpp te li ngeen ci xamul plus mbégte mi recharge crédit à partir de 100 francs sax am na ça dépend juste de li nekk seen poche bu fekkente ne yéen ñu seetaan na ngeen bëgg nekk revendeur wala koo xamante ne dafay recharger immobile par e-recharge mun ngeen contacter Promobile ci numéro bi may waaj a joxe di 75 525 00 29 su ko defee ñu jël leen ngeen nekk ay vendeur agréé yu puce Promobile ak crédit bi Promobile kenn du moom yéex a ñëw rek la ñuy jooy ci moom ndax crédit bi yomb na connexion bi baax na et puis da ngay woote tranquillement comme il se doit loo am connexion am sa crédit dañuy ànd ak Nescafé aussi nga xamante ne moo ñu yee tous les matins nekk classique depuis 1900 comboy comme ni ko ñag yi di waxee Nescafé ngi fi di ñu accompagner tous les jours di ñu yee convenablement boo xasee naan sa kaasu café yeewu bi dafa yomb ci yow donc jëlaale leen ko tous les matins sachet 25 francs la ñu leen andil nga xamante ne soxlaatoo dem ci boutique bi jënd mbuus bi nga xam ne dañu ko ëf soog ci dugal Nescafé bi am sa kaasu Nescafé yeewoo ko nekk en forme dem liggéeyi tous les matins ñun moom la ñuy def te moom lañ leen di digal ñuy remercier bu baax suñu partenaires yi nga xamante ne ñoom depuis que ñuy def yeewu leen ñi ngi ànd ak ñun di ci jàpp dañuy continuer yeewu leen ci programme bi nga xamante ne waxoon nañ leen ko sànq ci sommaire bi ànd ak
Thioro en actualité moom mu nar a waxtaanee point bi ci jiitu muy sommet G5 bi amoon démb fële ca Sahel ak décision yi nga xamante ne. pourquoi je dis Sahel depuis démb. G5 Sahel. pourquoi je dis ça moo tudd noonu. N'Djamena hier. G5 Sahel. pourquoi je dis fële ca Sahel tout le temps. N'Djamena la amoon de Sahel dégg ngeen. donc décision yi nga xamante ne jot na fa jël surtout. stratégie bi nga xamante ne président yi bëgg nañu ko teg ngir gagner combat contre djihadistes yi nekkee foofu. Effectivement Bijou le G5 Sahel c'est un groupe qui regroupe 5 pays nga xamante ne 5 présidents ñoom ñoo ko sekk ndaje bi démb la woon ak tey mu ngi doon amee foofule ca N'Djamena ca Tchad ñoom sax ci teewaayu Idriss Déby ak président bu Mauritanie naka doon bu Burkina bu Nigéria ak voilà ak ñu ànd ci visioconférence ak Emmanuel Macron ñoom démb waxtaanee nañu lépp lu jëm ci wàllu sécurité parce que je pense qu'il est important de renforcer la sécurité ci région instable bu Sahel boobule nga xamante ni on n'est pas sans savoir que les djihadistes multiplient très souvent les attaques du coup ñoom daal jàpp nañ ni une seule volonté la ñu am mooy essayer joxante loxo ngir mën a daan ci ni mu gën a gaawee lu jëm ci wàllu terrorisme ca Sahel ñu wax ni nag lu ni mel ñëpp dañ ci war a jàpp waaye également toute la communauté internationale ñoo war a renforcer boobule bëgg-bëgg joxante loxo ngir rek lu ni mel ñu mën cee agsi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ni président bu Tchad gi doon dalal xew-xew bi di Idriss Déby moom wax na ko comme on l'avait dit hier ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa G5 Sahel dañuy yëngu ci lépp lu jëm ci wàllu politique de développement mais surtout lu jëm ci wàllu politique de sécurité fi nga xamante ne moom moo di ci Sahel bi jour Sahel on espère que insécurité bi fa nekk dina fa jóg ba pare man dama yaakaar ne monde bi actuellement état bi mu nekk ñee ngi xeex maladie ñee ngi xeex contre coronavirus démb dégg nañ ko ci information yi Ebola mi ngi ñëwaat ñëpp di xool naka la ñu mun a def pour àdduna bi nekk en bonne santé mais quand même il y a des gens yoo xamante ne ba léegi ñoom ñi ngi ils trouvent le temps ak les moyens de dem di nekk ay jihadistes ci yenn coin yu ci mel ne Sahel di fa dugal insécurité man loolu laa comprendre ba léegi. parce que ñoom loolu moo leen di dundal am na ñoo xamante ne ci fitna la ñu màggee. ñoom fitna la ñu xam. bu fitna amul su jàmm amee sax dañuy jaaxle. voilà dañuy naan y a quelque chose qui va pas parce que loolu la ñu xam. donc defe naa fi àdduna bi dool xëy na ñoom maladie bi xëy na egg seegul si. actually jihad weesuwul ku nekk nga toog sa life nekk in danger xamuloo kañ la xamuloo kañ nga am feebar bi xamuloo ban feebar mooy ñëw si yow rek loolu noonu yaa ngi jihad with yourself. ñoom ñu war a ñëw def loolu noonu si àdduna bi actually. fii lañ ko fekk parce que yow yaa ngi xalaat li keneen mi ngi xalaat leneen. but then foog naa ñun ñëpp we have benn intention ñu am benn enemy to fight and loolu mooy corona man ma déggee Ebola dafa ñëw fële na la Guinée dama tiit parce que dama xam diggante Sénégal Gambia ak Guinée nu mu jege yantoo surtout nag Gambia ma ragalal leen torop because it is very open right now dafa ubbeeku torop dafa mel ne weñ bu ñëw rek day takk ndaxte ku nekk nga jóge fu nekk pour dem enjoyment xaw ma exactly what is happening parce que man personnel dama réer. mais en fait je pense que loolu. Gambie moom est-ce que jëluñu méthode comme anglais yi viser immunité collective peut-être. pour ñëpp amandoo wérandoo. man damay laajte question bi def naa Facebook live laajte ba then it's like mënuma am the right response ba tey. parce que ñun fii ñu ngi ragal. honestly non man instant bi damay xaar parce que man xam naa feebar bi nu mu dangerous I know how it is dangerous fekk nag dalut kenn koo xam wala dalut. or you don't know it at all xëj na doo si kii waaye feebar dafa nekk loo xamante ne dafa doy waar te ñi nga xam ne ñu ngi nekk Gambia di enjoy seen bopp peut-être ñun jeunesse bi suñu immune system it is strong but then how about ñi nga xam ne xale yi ak mag ñi I think it's important ñu sóoraale surtout ñi nga xam ne dañuy jóge ci yeneen réew di dem Gambia. je pense qu'on s'est tellement concentré ci Covid bi xeex Covid ba dañu fàtte yeneen feebar parce que pendant que ñun ñu ngi concentré suñu effort yëpp pour xeex Covid bi yeneen maladie yi peut-être ñu ngi leen di xeex. ñu ngi wàññeeku Covid lañu voilà mais dañuy jékki-jékki ñoom ñëpp jógandoo donc ça fait que.
Covid nit ñi ñu ngi koy xeex. mais yeneen yi nga xamante ne ay maladies yu nekkoon Afrique la. Ebola grippe aviaire yeneen ak yeneen. pays fièvre jaune même fièvre jaune wax nañ tamit que ne ñëwaat na yooyu yëpp day ñëwaat en force su ko defee nag mu nekk beneen problème boo xamante ne tegu na ci kaw Covid. pour rappel ñi ngi doon waxtaanee Sahel. insécurité bi donc ci lañ jàddee ba waxtaanee li nga xamante ne mooy Covid bi nga xam ne dafa traumatiser àdduna bi yëpp. et que yaakaar nañ ni actuellement ku ci nekk loolu nga war a xeex plutôt que di nekk di tuddee sa bopp jihadiste di indi insécurité et puis surtout bu ñu xalaatee ni islam religion de paix la doo comprendre ñi nga xamante ne ñoom ñoo tuddee seen bopp jihadiste. effectivement c'est en fait loolu mooy li nga xamante ne. Souvent ça c'est ce que tout le monde dit parce que l'islam est une religion de paix et puis jàmm bijou il faut qu'on essaye de comprendre que déjà ku ko yéenewul kenn rek doo ko am waxuma laa kuy jëf lépp lu jëm à l'encontre de nit yi am jàmm donc da lay wóor ni même ñoom jihadistes yooyu ci seen bopp amuñu jàmm ndax ñàkk am jàmm weesootul heure boo xëyee di xool naka ngay def ba nit ñi duñu am jàmm xam nga coono àddina la boo xam ne dara jaru ko donc il est important quand même doo leen am jàmm duma am jàmm waaw yow yaay njëkk ñàkk jàmm ñëpp yow parce que stratégie yi ngay maayin rek pour nit yi bañ a am jàmm ay coono la yoo xamante ne yow doo nekk ci jàmm donc il est important que comme G5 autorités yëpp def seen loxo ci lépp lu jëm ci xeex wàllug jihadisme ngir jàmm mën a am ci àdduna war nga këpp parce que je pense que ça c'est le souhait de tout un chacun képp koo xam ne jiite nga réew wala yaa ngi ci réew yaa xam kilifa nga fa ou pas jàmm moom mooy loo xam ne à l'unanimité ñëpp dañu ko bëgg parce que comme on dit sans paix développement mënul am que ça soit sur le plan économique sur le plan social sur le plan sanitaire il faut vraiment ñu am jàmm pour mën a jàmmarloo ak lépp loo xamante ne luy sonnal doomu aadama la. en tout cas dinañ xool ndax am décision yooyu ñu fa jël dina am impact ci insécurité bi am côté Sahel démb la woon. N'Djamena donc fa la président différents pays daje woon ngir waxtaanee Sahel ak li fay xew dañ leen tenir informé ñu continuer actualité ñëw ci point boo xamante ne dafa traumatiser àdduna bi yëpp muy coronavirus Allemagne nag moom barricadé wu na comme on peut dire ndaxte frontière am yu bëri tëj na ko yenn dëkk yi. effectivement surtout li nga xam ne ñoom ñoo di waa République tchèque ak le Tyrol autrichien ñoom depuis dimanche ci 0 heure bi mu jotee la ñu daal di tëj seen ay frontières ñoom daal ay yenn exception rek la ñu bàyyi ñu wax ni nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di police allemande bi ñoom ñi saytu lépp lu jëm ci wàllu frontières yeeg yu ni mel il ne laisse vraiment rien en rade ngir rek jëm ci wàllu saytu bi ak sécurité bi ñoom nag li ñu wax ñëpp xam nañ ko moom moo di coronavirus moom moo tax ñu defee lu ni mel ndax ñoom wax nañ ni déjà nii fa virus bi meloon daf leen sonnaloon torop jukku li ñu bëgg daal mooy propagation virus boobule daal di arrêté am na sax ñoo xamante ne ñu ngi doon plaindre parce que am na ci ñuy wax naan wee dañu yor seen ay carte d'identité ak yu mel noonu mais dañ lay sonnal ci affaire test yi et waa Allemagne ñoom franchement ils assument décision yi nga xamante ne moom lañ jël parce que ils veulent plus badiner avec cette maladie yi nga xamante ne daf leen sonnal ñoom caaxaanuñu ñoom waa kër Hitler ñoom caaxaanuñu ci dara ñoom bu ñuy liggéey fawuñu buñ la defaralee oto dina durer 150 ans seen lépp day dëgër donc seen ay décision sax day dëgër ñoom fawuñu allemand moom amuñu benn caaxaan te gis nañ ni ñoom première vague coronavirus quand même il faut dire que xawoon na leen sonnal trop du coup là lépp loo xamante ne voies et moyens la pour éviter propagation virus bi ñoom ñu ngi ci bu baax a baax te loolu caaxaane wuñu ko benn yoon ñu wax ni nag ñoom fi mu toll nii les cas de variant sud-africain dafa nekk en baisse foofule donc ñoom comme cas yi mu ngi wàññeeku ak yooyu loolu moo gën a tax ñu jàpp ne c'est le moment pour gën a serrer mesure yëpp ngir rek pour au moins virus bi dem une bonne fois pour toutes et que ñu mën a reprendre ak seen ay activités comme il se doit nga xam nañ ni Allemagne dañu bëri lay dugalante ak génnalante ak yeneen ci ay dëkk surtout lu jëm ci wàllu commerce parce que transitu marchandises yi dafa bëri torop donc ñoom surtout sur l'axe routier loolu moo gën a tax ñu tëj frontières yi ngir mën a xeex ak coronavirus.
pour rappel rek Thioro xeex coronavirus bataille collective la nar a nekk parce que bu fekkee yow lijjanti nga sa dëkk ba mu wér te dëkk bi nekk à côté wéruñu même boo tëjee frontières yi am na ñoo xamante ne dinañ lijjanti boo xam ne yow doo comprendre sa ñoom nan lañ def ba dugg donc c'est vrai tëj frontières yi ok mais il faudrait que ñëpp àndandoo xeexandoo ko benn yoon def vaccin yi feebar bi jóge fii ñëpp mën a nekk ci jàmm ndax fi mu toll àdduna bi yëpp la jaxasee am na ñu ci bëri ñoo xamante ne seen ay investissement xamatuñu fu mu jaar am na ñu bëri ñoo xamante ne ñàkk nañ seen liggéey am na ñu bëri ñoo xamante ne toog am nañu lekk sax daf leen di të donc il faut ñu xeex ko xeex boo xamante ne ñun ñëpp a ciy ànd coronavirus gaaw jóge fi xam naa ni Allemagne moom bu ñëpp defee ni ñu def vacciné ñi nekk ci dëkk bi ñëpp bu yàggee ñëpp wér. bu yàggee ñëpp wér il faut quand même ñu xam ni c'est vrai parce que deuxième vague bi bijou li tax mu gën a sonal dëkk yu bëri à un moment donné parce que bi ñu demee ci première vague bi ba mu def ay ravages yu bëri à un moment parce que première vague bi gis nañu une série de décisions yoo xamante ne que ça soit au Sénégal en France ou partout ailleurs nit yi jëloon nañu ko donc après à un moment donné on avait l'impression que les dirigeants voulaient redresser le côté économique au détriment peut-être de l'aspect sanitaire et tout donc ñu bàyyi woon affaire yu bëri muy dem mais da ngay dem ba xam ni à un moment dootul mën a nekk il est important de revenir à rek na ci yenn décision yoo xamante ni jëloon nañ ko avant surtout sur le plan sanitaire gën a xam ni loolu mooy urgence bi donc dëkk yu bëri ci deuxième vague bi mu ñëwaatee sonal leen limite dañu delluwaat à peu près ci certaines décisions qui ont déjà été prises lors de la première vague pour mën a xeex ak li nga xamante ne moom moo di virus bi maintenant après économiquement il faut ñëpp mënuñu toog quand même parce que comme je le dis tout le temps am na même dëkk yi ko àttan dañuy souffrir waxuma la ak dëkk yi nga xamante ne àttanuñu ko mais tant que suñu ay occupation mi ngi demee nii muy demee coronavirus du fi gaaw a jóge parce que da ngay jógee Dakar dem ba Dagana fekk ñu amoon benn cas yow entre temps tu as chopé le virus même sans le savoir nga dem foofu yow rek mën nga contaminer 20 personnes parce que bu ñuy fàttaliku ñun premier cas wu coronavirus bi ñu amoon cette même personne su ma juumul contaminé woon na lu toll 16 ci ay nit donc c'est pour dire à quel point le virus bi nga ko mën a joxee nit mu gaaw ba nga xamante ne il faut que yenn va et vient yi surtout ñu mën ko arrêter. En tout cas virus bee ngi fi comme ni ñuy waxee bu leen fàtte takk seen masque bu leen fàtte raxas seen ay loxo bu leen fàtte yor seen gel et puis respecter distanciation sociale dox juste farata bu ngeen paree dem ñibbi du ñu sonn ci di leen ko répéter tous les matins s'il le faut ba mu dugg ci bopp ñëpp su ko defee ñun tamit ñu mun a tàggoo ak feebar bi nga xamante ne virus coronavirus moom moo koy andi point Covid. waaw point Covid ñëw na kay. waxalati nombre yi ca yàlla. temps yi de 200 cas 300 cas 300 bu jege 400 c'est énorme. 400 tey sax ça va 201 cas gëj nañ ko am ay 280 nangam. ci ku demoon bay am 3 cas. waaw c'est abusé mais tey il faut dire que li nga xamante ni moom moo di guérison yi sax moo ëpp ñi contaminé c'est déjà important ñu ngi def ay jéego mais des na bu baax a baax sur 1555 tests il faut dire aussi que tests yi wàññeeku na parce que bu tests yi wàññeekoo rek nombre de contamination bi dafay wàññeeku donc mooy li ñuy wax ni pratiquement ñëpp am nañ Covid fi mu toll nii 80 cas contacts pas de cas importés ci fépp foo xamante ne fu nit mën a jaar la ngir dugg ci réew mi 121 cas communautaires tey Thiès moo ëppale ak 11 cas. après Rufisque moo ci topp ak 7 Kaolack Saint-Louis am 6 ñoom Dakar Plateau ak ñi ki des soog a ñëw ba Sokone jàpp ci waawoon jëm yëmbal ñëpp ku ci nekk am nga ci cas communautaire yooyu les 230 patients ont été contrôlés négatifs donc déclarés guéris 63 cas graves 6 décès encore aujourd'hui comme je dis benn bakkan bu rot sax c'est énorme à plus forte raison bu ñuy compter ay morts donc ne serait-ce que pour ça on doit être beaucoup plus prudent et puis gën a sàmmoo ak digle yi 31 476 c'est le nombre de cas que le Sénégal a enregistré depuis le mois de mars de l'année 2020 25 865 sont déclarés guéris 760 personnes ont déjà perdu la vie ci coronavirus 4 550 personnes ñoo nekk sous traitement actuellement ci structure hospitalière
yi nga xamante ne ñoom ñooy jël en charge lépp lu jëm ci wàllu mbas mi man Bijou suñu ñëwee saa su ne ci nombre de personnes yi nga xam ne ñoo nekk sous traitement damay naan que xanaa nit yi bàyyi wuñu loolu xel xam nga 4000 personnes amatuñu fu ñu def ay nit. parce que xam nañu ni mais teñ laa doon déglu rajo ñu ne léegi da ngay nekk cas grave sax on peut pas te prendre ci hôpital bi parce que. lal du am lii du am pour ñu mën la jël léegi parfois li tax nombre de morts yi yokku da ngay gis koo xamante ne dina nekk. cas grave ñu war ko teg sous assistance respiratoire on est obligé d'enregistrer yan nit ñoo am coronavirus ñan ñoo am ay cas grave pour xaar kenn ku wér wala mara day taali kenn ku génn àdduna ñu soog la mun a jël prendre la en charge donc il faudrait que ñu bàyyi xel bu baax ci lii ndaxte nga feebar mënuñu la prendre en charge moom am na loo xamante ne moo ko gën ñu éviter feebar bi mooy gën. man comme je dis chaque jour quitte à ce que ñi lay invité ñi lay woo ak ñi la bëgg a gis nañ la mere. C'est une question de vie ou de mort. En fait man quelquefois je me dis xëj na man ni ma ko comprendre wala ni ma ko xaw ma li ma gis xaw ma li ma xam ñu Covid la xaw ma et puis après je me dis que léegi ñun ñëpp xam nañ ko Covid ñun ñëpp xam nañ ko dee ci Covid xaw ma. mais li am na nit yoo xam ne duñ ko nangu. waaw déni bi ba tey moom li metti moo mooy tey ñoom bëgguñu gëm ni. telle personne décédé na Covid moo ko rey parfois da nga koy gis ci ay nit yoo xamante ne dañ leen di wax seen benn parent proche génn na àdduna Covid moo ko rey mais man am na ku ma ci doon waxtaanal mu naan ma kooku feebar na bu yàgg ñu naan coronavirus moo ko rey man ko effectivement parce que dafa feebar bu yàgg corona bi bu ñëwee loolu moo koy emporter mu ne ma non du corona bi feebaram bu yàgg bi la donc pour nga expliquer nit ba mu dugg ci boppam comme si maladie de honte la en fait du feebar boo xam ne feebaru gàcce wala quoi que ce soit ça peut arriver à tout le monde amul kii lañ ko réserver amul kaa lañ ko réserver donc je pense que mieux vaut ñu gëm ko jéem ko xeex mu jóge fi coronavirus da man moom wax dëgg neex yàlla just go away moom da koo ragal ba du ci oui mais il y a de quoi en fait parce que tey am na ñoo xamante ne comme tu l'as dit ñu ngi nekk sax cas grave on parvient plus à les prendre en charge c'est-à-dire bu ñu yërëmul kenn nañu yërëm encore une fois comme je le dis médecin yi nga xamante ne da nga ciy gis ku la ne depuis 3 ou 4 jours deewuma sama kër par exemple parce que ñoom bu ñu sañoon ñëpp wér bu ñu sañoon kenn du dee bu ñu sañoon sauver ñëpp mais ils ne peuvent pas ils veulent mais ils ne peuvent pas ñun amuñu hôpitaux yu doy on est désolé de le dire amuñu plateau médical bu relevé amuñu médecin yu doy amuñu ay lalu réanimation yu doy amuñu ay machine réanimation yu doy donc il faut que nit yi ñu toog ngir yàlla wa rasul yi nañu toog éviter les déplacements inutiles ku la yëgal xew nga yónnee ko ndawtal bi par Wave nekk ci sa bopp. xanaa je sais pas moi c'est une question de man dama jàpp nit ki su la yëgalee sax lu xew ci moom xëj na am na fu mu la teg ba den xëj na jàppale bi nga koy jàppale tamit soxal na ko torop nga def loolu noonu nga toog comme Coro nu wax rek it's a life and death diggante life la and death kenn du ma gënal sama bopp. I choose myself first. so corona daal man daal it's just go away rek ba pare tamit bu ñu sóoraale rek ne feebar bi rek ak yooyu. waaye bis bu la déglu woon na yaramam dina daw. no I swear am na ñoo xamante ni lekkatuñu naanatuñu. because corona dafa just tëj seen buntu yi yëpp. people are suffering. yéen ñi nga xamante ni let's say sax ñun ñi nga xamante ne peut-être amuñu yenn problème finance wala amuñu yenn difficulté pour lekk pour naan am na ñoo xamante ne lekkuñu naanuñu wéruñu teg si donc it is high time ñun ñëpp ku nekk bul sóoraale sa bopp xoolal keneen parce que tamit yaa ngi def dara yaa ngi lor keneen ki nga xam ne dafa nekk sa côté it's just sad. problème essentiel bi c'est que du sax xew yi ngay wax ak yooyu mooy li bi je wax sànq en fait ñu si bëri ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni de la maladie parce que boo am na ñoo xamante da ngay wax ñu ne feebar bi de ñu ngi ko fiy wax rek da nga ko fiy dégg. ak ndax yow mus ngaa gis ko. voilà ndax yow est-ce que dox nga ba teg ci bët. parce que demuñu hôpital. parce que gisuñu am na ñoo xamante ne sax léegi dañuy corona nëbbatu. boo waxee waaye foo nekkoon non temps yi dama xawoon grippé rek génn si mooy li nga wax léegi corona du feebar boo xamante ne da nga koy ruus parce que gis nañ ko fi ñi mu yóbbu ay kilifa yu mag. yoo xamante ne nii voilà. amuñu dara loo xamante ne nii am nañ ci luñ siy ruus donc au delà même de xew yi au delà de dajaloo yi
mooy les petites habitudes mooy di raxas sa loxo mooy di sol sa masque mooy di def distanciation nank je pense que loolu dafa war a nekk loo xamante ne dafa ancré si ñun. style de vie la war a nekk dafa nekk loo xamante ne nekk exception. si ñun la war a bokk notre carrément style de vie soo duggee sa kër njëkk a raxasu. voilà foo dem man moom gel bi xam naa ni buy rocc loxo dina yóbbu sama bos yi ndax fu ma ko gis laal ko. Il y a de quoi. Les gens meurent comme des mouches. Je mets parce que ça fait peur et puis on n'a pas envie dara dal leen donc déglu leen ñu c'est pour votre propre bien c'est pour notre propre bien ñu xeex corona mu gaaw jóge fi en respectant les gestes barrières tout just go away. Just go away corona go. C'est difficile bu defee point Covid bi day désolé ndey. waaw damay désolé yow Bijou et c'est très sincère parce que ça fait tellement mal nga gis ay nit ñuy dee nii. mu wóor la ni ñii nii Covid moo ko rey c'est-à-dire gàtt kenn ku nekk ci ñun chaque semaine di nga gis benn nit boo xam. comme ni ma leen xamee nii. bu dee ci Covid. après tu as l'impression que dafa am ñoo xam ne dañuy kokkali waate sax à la limite. chaque 2 heures un Sénégalais meurt du Covid. oui et les gens ne s'en rendent pas compte. benn Sénégalais décédé ci Covid. et les gens ne s'en rendent pas compte. sans compter les porteurs sains am na ñoo xamante ne dañuy am feebar bi mais duñu am symptôme maanaam duñu tëdd. ñu ngi dox ci biir nit ñi. di jëflante bu ñu deewee duñ leen kon mën nañ bañ a xam ne Covid moo leen rey duñ leen comptabiliser. am na ñoo xamante ne ñu ngi dee ci seen ay biir kër xamuñu ne Covid moo leen rey duñ leen comptabiliser. donc xamuñu sax réellement ñaata nit la Covid rey. loolu laa bëgg est-ce que xam ngeen ne man sama xalaatu bopp ñi am Covid ci biir kër yi moo ëpp ñu diagnose. mais bien sûr parce que xam nga lu tax awa. porteur sain yi moo tax non seulement porteur sain yi mais amatuñu fu ñu teg nit ñi ci hôpitaux yi c'est-à-dire ñun à ce rythme xam nga fu ñuy mujj. comme France. comme Italie comme kii bi ñu sonnee dañ lay wéer ci benn chaise nga toog boo toogee ba kenn dee ñu jël lalam teg la fa nanguwuñu toog on veut pas éviter les déplacements inutiles on veut pas respecter comme après on veut pas s'ériger en donneur de leçons xam nañ ni que nit yi ñu ngi góorgóorlu parce que dafa metti depuis 1 an ngay xeex ak benn feebar à la fin c'est lassant comme en Afrique comme en Europe comme aux États-Unis c'est partout nit ñi dañu sonn Europe dem nañu bay manifester di xeex ak policiers yi ñu bàyyi leen ñu dem vaquer à leurs occupations oui on veut bien économiquement les gens sont fatigués psychologiquement les gens sont fatigués ñii ñu ngi maltraiter seen ay jabar ñii ñu ngi dóor seen ay doom ñii ñu ngi suicidé wu parce que on est obligé d'être tout le temps ensemble limite dañuy fàtte c'est vrai mais àdduna bi foofu la toll donc il faut ku nekk ci ñun nga def le minimum bi nga mën pour sauver keneen kër yi boo demee léegi amatuñu ay maam amatuñu ay papa amatuñu ay yaay mag yëpp dee nañu malheureusement il faut vraiment qu'on il le faut mais en attendant j'aimerais qu'on trouve une solution aussi pour transport en commun yi parce que heure wàcc bi comme niñ ko waxee fii souvent dans Yeewu Leen tout le monde veut partir en même temps dajaloo bi ñuy tere nit yi di ko def fa lay gën a yokku parce que ñëppay buuxante ñëppay bëgg a dugg ci bus bi ñibbi ndax bugguloo ku la jox contravention wala ku la arrêté ndax 21 heures da la fekk ci mbedd bi donc on parle c'est vrai il faut respecter les gestes barrières il faut respecter la distanciation sociale mais nit yi jël transport en commun aussi il faudrait que ñu yokk je sais pas bus yi wala tata yi wala njaganjaay yi wala car rapide yi su ko defee ñoom tamit ñu mun a ñibbi convenablement te kenn du dajaloo ndaxte ça aussi c'est un gros problème boo xamante ne dafay yokk coronavirus bi dama ñu ñëwaat ci point Covid rek. waaw Covid dama ko bëgg a bàyyi sax parce que dama mujj sonn. madame point Covid. dama mujj sonn ci Covid doo bàyyi. amoo droit bàyyi parce que il faut que ñu informer nit yi il faut. xam nga yaa ngi soulevé nga beneen point xam nga chaque jour day am benn problème bu bees. donc point yëpp. mais nañ wax rek ñun comme wax la ñu mënee. ñun nañu wax rek lu ñuy gis lu ñu war a alerter on alerte. peut-être que autorités yi à force d'entendre dinañ ut solution peut-être que nit yi à force d'entendre dinañ jéem a bàyyi xel ci li ñu wax comme ça ñu gën a éviter comme li ñuy wax la répétition est pédagogique et on parle pour votre bien nekkuñu juste dañ leen bëgg a fàtt wala ñu bëgg leen sonal c'est pour votre bien comme wax nañ Covid ba coro triste na mais yaram bi bàyyi na aw ngay même nee na góowee Sophie moom Covid ma ngay farine na tàllal rek na affaire ça waaw kay nañ leen may benn son Ngaaka Blindé bi génn il y a quelques jours comme ça ñuy souffler un petit peu avant ñuy ñëw waxtaanee yeneen points yi nga xamante ne programmé nañ ko pour yéen
Ngaaka Blindé featuring Awa Goddess Be Mine, un très beau clip son bu neex mu ngeen ko enjoy ci YouTube bi comme nu mu leen neexee aw ngeen ne Ngaaka sa fans bi da nga ko bëgg. fans club Ngaaka Blindé ngay créé. yes waaw. créé bi ñëwee ambiance rek. he is very ni ko français di waxee pertinent. entre Sophie mi yëg si awa ci suba ba léegi. franchement awa ñu bëgg a faj ak ay français yoo xamante ne il est temps je parle français comme tout le monde. c'est vrai. très bien. nous sommes fiers de toi. tu parles très bien le français accent bi déggoo leen accent. ouais. I have the accent. Yes. The French one. Merci beaucoup. The Parisian one. Ouais bah ouais. Bah ouais. mbete footballeur yi. xam nga daf ciy bëri bu leen ma tooñ nag bu leen ma mere dama leen di tooñ rek. xam nga daf ciy bëri ñoo xam ne duñ dégg tubaab. léegi bu leen di interview dañuy aaraba ba di war na air yi li ñuy wax dara baax. ay coro bi fu ma jëm ak moom. léegi ñu footballeur yi déggul tubaab xam yéen xam ngeen. fàttali nii sunu jëkkee ji bi muy soog a dem dëgër fit Cheikh Kouyaté nee na mooy traduire ki mu àndal français. vidéo bu dama leen koy pastel après. vidéo bi duma ci doyal Cheikh je te fais de gros bisous mais toj nga fi. mais ça fait longtemps ah. waaw après bu ñu yàggee ci dëkk ba après da ngay dégg dañuy am accent mais dañuy dégg. xam nga benn accent bi dañ ko doon forcer. dëkk moom boo fa dëkkee da ngay jël accent bi da ngay dégg par force parce que si tu dois te débrouiller tout le temps ngay waxtaan yaa ngi nii léegi français bi yaa ngi fiy toj. je débrouille comme tout le monde accent parisien je me débrouille comme tout le monde. je débrouille comme tout le monde. non je me débrouille comme tout le monde. footballeur yi juste nii la ñu. j'adore comment tu parles le français. awa léegi dootoo flaque anglais dès que boole français ci kanam sa rubrique. non y a pas de souci bijou. merci beaucoup Awa. fière de toi Sophie. pale nag. problème yaa ngay démarrer moom. pare nga. oui pare naa ñu dem ci waañ bi. ayca ñu dem tey keek bi mayal ma ko sama papa Idrissa Ndiaye chef de quartier. Zeyna nee na yaa ngi may seetaan di ree rek. Ndiaye jaata may naa la lépp. sa goro boobu. sama goro boobu may naa la lépp te dama ko koy yóbbul du ma ko nax de bu paree lépp laa yóbbu foofu. dañuy dem parcelle tey yóbbu keek bi léegi incha allah. ayca teel ko préparé. waaw kay Père Idrissa maa ngi lay nuyu bu baax a baax bisu nag comme ni ma ko waxee woon sànq rek tey nag keek laa andi keek bi ma andi nag dañu ko nar a defar ak chocolat multicolore ak quelques fruits déjà nag commencé woon naa li nga xam ne mooy préparation plat bi déjà fii soo xoolee dama jël ñeenti nen entier œuf entier laa def fii def 100 grammes de sucre ak benn moitié ak benn orange entier moom laa jël def ko ci mélangé ko nag ba am couleur bi ma def ci tuuti fleur d'oranger ak benn pincée sel benn pincée de sel parce que nag booy defar keek dafay laaj nga def ci tuuti sel mais du bari benn pincée rek ngay def gis nga nag ñu mélangé ko nag ba am résultat bi ñu amee résultat bi nag fii nag de l'autre côté maa ngi fi defar namit poire bi laa jël daal di koy def ci lait concentré non sucré moom tamit ma jël tuuti beurre ramolli daal di ko ciy sotti bàyyi ko nag mu ànd ak moom it dama ci def tuuti essence vanille ak fleur d'oranger bàyyi ko ci nag mu macéré fi mu ne nii nag li may def rek mooy ñëw jël li nga xam ne mooy suñu yaourt bi daal di koy sotti ci nen bi nga xam ne def naa ci orange comme ni ma leen ko waxee sànq ak sucre fleur d'oranger moom laa def fii gis nga dañu ciy sotti yaourt bi daal di koy mélanger voilà gis nga nii nag dafa nekk benn technique boo xam ne mën nga ko defaree keek bi dina nooy dina neex te doo ci sonn trop parce que nag am na ñoo xam ne ñu bari dañuy tayal defar keek parce que dañuy tayal nekk foofu pour di ko battre dafay xaw a métti ci ñoom soo defee nag astuce bi comme ni ma def tremper sucre bi ak nen bi battre ko nag ba nga xamante ne nii am nga li nga soxla déjà nii sotti naa ci benn sachet levure moom laay bàyyi nii rek de préférence nag levure bi da nga koy tamiser bañ a def ni man directement nii parce que des fois mën nga ko ci sotti noonu mu def ay grumeaux du tas noonu wala nga jël benn fouet daal di koy mélanger bu baax fii nag li ñuy def rek mooy ñëwaat jël ci li nga xam ne mooy farine bi nag équivalent wu
150 grammes la ñuy def mooy ñaari luus yi rek laay defagum en attendant ma xool résultat bi nga xamante ne ni moom la may jox parce que dama ci war a rajouter poire yi nga xamante ne ni moom laa am de préférence nag booy defar cake bi soo jëlee cul de poule lay gën a yomb ci yow su ko defee nga mën ko ci mélanger bu baax au passage nag ñu remercier waale rek Adja mi nga xamante ne ni moom lépp lu ngeen fi gis ci table ji comme vaisselle rek moom moo ñu koy jox voilà gis nga nii rek ñu mélanger voilà gis nga soo defee nii nag gis ni lépp commencé na maase bu baax a baax a baax mooy mu homogène gis nga nii rek ñu continuer gis nga mélanger ko ba du ñu amati benn grumeau parce que farine bi nag waru ci bari bu baax ndax pat bi dañu bëgg mu mooy la bu baax a baax a baax gis nga nii suñu defee noonu ba pare fii nag poire la ñu def beurre fleur d'oranger ak les concentrés sucrés moom it dañuy ñëw rek daal di koy sotti mu fekk si li nga xamante ne nii mooy pâte bi nga xam ni dañu def 4 nen 100 grammes de sucre 150 grammes de farine benn sachet levure pincée de sel ak beurre boobu mën nga def 25 grammes rek dina baax ak benn poire kese nga defar benn cake boo xamante ne nii bu mooy la gis nga ni farine bi bariwul pâte bi aussi pâtewul noonu de trop gis nga ni suñu defee nii nag ba pare fekk nag semiser nga sa benn plat boo xamante ne nii dafay dem au four déjà nii pour semiser ko nag boo déggee semiser mooy da ngay def beurre jëlaat farine wis ko ci kawam fëgg ko ba nga xamante ne nii gis nga ni doo ci gis dara lii day permettre soo dugalee sa plaque au four cake bi du xëm te boo koy démouler dafay facile ci yow te boo ko démouler wul boo ko semiser wul boo ci sottee pour nga dindi cake bi da ngay gis ni que nii day collé ci li nga xam ne mooy plaque bi nga xamante ne ni moom ngay def ci four bi déjà nag am nañu fii rek suñuy chocolat multicolore li may def rek mooy daal di jël nànk rek suñu appareil daal di koy sotti nii voilà gis nga nii rek mu jox ñu résultat bu macha allah am nañu rek pâte bu homogène boo xamante ne ni amul benn grumeau levure bi ak meew bi yëpp àndandoo ak beurre bi nga xam ne moom lañ ci def léegi nag li may def damay jël moitié chocolat multicolore yi daal di ko ci sànni nga xamante ne nii nag day dugg à l'intérieur su ma ko defee ci four bi bu ma ko bàyyee nag ba mu commencé ñor ma jëlaat beneen partie bi daal di koy sànni ci kaw am nañu fii aussi tamit ay vermicelle yu doore moom it dañu ko ciy def voilà gis nga nii rek boo defee nii nag ba pare dañuy defal fekk nag préchauffé woon nga sa four à 180 degrés bàyyi noonu boo ko ciy dugal nag de préférence da nga koy wàññi bàyyi ko noonu nag ba nga xamante ne nii commencé na di remonter su remonter nag mën nga yokkaat tuuti wala nga bàyyi noonu mu jël même température ba ñor fi mu ne nii su demee ba nga xamante ne chocolat bi ma ci sotti nii wàcc na ci biir damay jëlaat rek reste chocolat multicolore yi daal di ko ci defaat ci kawam comme ça mu am couleur bu rafet nga xam ne à l'intérieur soo koy lekk di nga jot chocolat ak fruits yi nga xamante ne ni moom nga am ci kaw aussi nga am aspect décoratif bi mu nekk cake bu nooy te du la coûter dara mën nga ko def soit pour goûter xale yi wala soit rek ngoon gi rek pourquoi pas nga def sa benn infusion wala nga def chocolat chaud wala tuuti café rek mu lay accompagner comme que temps yi couvre-feu bi dafay teel a dugg lii mën nga ko gànnaayoo bisu teg ko ci sa benn boîte parce que boo ko defaree ba pare def ko sa benn boîte boo xamante ni dafay fermé wu hermétiquement nu muy gën di fanaan di gën a neex di gën a nooy nga mën ci déguster heure bu la neex ak heure bu la soob parce que du am dara lu gras du am dara loo xamante ne ni mën nga ko lekk mu andi la ay ballonnement wala ay intoxication Bijou Ndiaye. ñu ngi doon waxtaanee tissu yi ñu war a sol 8 mars bi. ku lay wax na lay wax lu mu xam lépp ngay nettali. mais lu ci nekk ñun sénégalais yi heure bu ñu yeewoo ñun ak ñoom ñooy jàkkaarloo ñu leen di expliquer yu ne yaa ngi dégg. mais bu dee lu ñu concerné tamit dañ leen koy wax peut-être ñoom d'accord ñu ci ñu wax ñu seen grain de sel n'est-ce pas ah amuñu nëbboo ak ñoom. nañ waxante dëgg bàyyi li ngay def doo toog jékki-jékki bëgg a am yoo xamante ne da ngay def ay rétention d'information ça ne se fait pas. d'accord. chaque fajar nga fëgg salon nit ñu dugg toog. dëgg la. waaw kon kay bu dara xewee dañ leen di wax lépp mais ñu wax leen lépp. du lépp la ñuy wax nag.
waaw la yoo xamante ne daal loolu. te day naan teewam ba mu jeex jël kuddu bi def ko ci biir kaaf bi puusal ma tee bi naan. waaw léegi mu jël sama bos xam naa léegi mu yóotu sama bos. puusal ma kaaf bi léegi mu yóotu sama bos. bosu mairie laay yóotu léegi mais ça va. alhamdulilah yow moom bu ma jël sa bos sama koy bàyyi ak yow sama non c'est bon I'm fine man. sama xarit wa ngi nii. man waxuma yow not fine dama ne sama xarit nga. guilty conscience guilty. waaw guilty dañoo bokk mbuus. yaa nga bokk mbuus sax. ñii moom copine. bokku tali yootu leen de ndax moom bu ngeen di foo day dëgg. kan moom. mbuusa ma ngi sama mbuus. jiitu nañu kay. bu ngeen di foo day dëgg. bu leen ma indil benn problème. nga dëgg. bokkuñu mbuus rek. te bu boobaa moo tax bëgguma sax ngeen bokk. déggoo lu Coro wax de. ndax maa ngi jaay foo yow da ngay dëgg. araam bokkuñu mbuus ma ak yow awal nii rek man ma aw nii. yaa ngi dégg. na leer fii devant tous les quelqu'un baax na. ànd dem rek. baax na bokkal ak Sophie. Sophie mooy sa doomu ndey. ok sax ma gën a jege. kan man. li ma xam a bëri. mais ni yëg nga lu ñu yëgul. ay aw li la bàyyi. lii mooy sosal 100%. en direct. li ñu wax daal dañ koy bokk ak gars yi rek. waaw xam naa ne nag TFM bari na su kii feebaree keneen ki feebar. waaw dañu bëri ay dañuy jumelle. bëggante daal télépathie la. c'est l'amour man mais comme yow nga denn bëggante non 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 yow yaa mais bis jaay ñun bu ñu jógee yàggul mais yéen fële da ngeen a yàgg. Gàlle ba sax voyage bi ñun yàggul mais yéen ñele bu ñuul ak yow. waaw xam nga rek tukki moom ku ci nekk. fi wax ji di mujjee du leen neex de man nag comme célibataire laa may ma gën a def ni teg la sa tànk pour seetaan noonu ma jaal ci rubrique Awa Gaye sax man mu toog teg la ay tànk fas yéene seetaan baax na rek Awa Gaye ak Mary wala Sophie ak Mary bokk leen mbuus ngeen bàyyi mag sama mbuusu bopp. lépp daal Mary foo mu bokk ci. yow moom yaa ngi ci biir yow. waaw dugg ba pare bi. Mary, it's high time nag it's high time. No, it's not high time. Please, just talk about your. No, it's high time dafa yàgg. dafa yàgg woman of the week. dafa yàgg. sama woman of the week a ngi nii. ñu introduce the woman of the week. wuya yooy. may bàyyi sax waaye yàlla baax na. Let's talk about. Mariama Thior Gakou Faye juriste d'affaires familiales moom la Awa Gaye tànn tey def ko woman of the week wan ñu li nga xamante ne moom lay def ci liggéey surtout di ko def ci réseaux sociaux yi di jàppale xale yu jigéen yi gën leen xamale ak seen ay droit ndax wax naa leen ko tout à l'heure nit moom boo xamul say droit da ngay neex a nax da ngay neex a yóbbaale dañ lay neex a def yoo xamante ne nii yow sa doo xamante ne lii c'est incorrect wala c'est anormal pour nga mun ci jóg moo tax liggéeyu kii di Mariama Thior Gakou Faye am solo Awa Gaye. Right Bijou Ndiaye mu nekk xale boo xamante ne she's made in Sénégal fii la jàngee fii la defee léppam mu daal di dellu si waat di liggéeyal réewam jàppale ñi nga xam ne ñooy xale jigéen ñi nee na nag képp koo xamante ne Bijou da nga indi sa problème openly si réseaux sociaux yi moom daf lay conseiller advice la xam naa dañuy dem seetaani interview bi nga xamante ne jot nañ ko am ak moom ndaxte dafa jóge ko Dakar Bijou dem Ziguinchor foofu la jàngee ba am master 2 avec nu ñuy waxee sax mention ci li nga xam ne mooy droit bi ñu dem ñëwaat léegi di kontaan déjà ci invitation bi Awa di leen sant sur ndax choix bi ngeen porté ci sama personne bon man maa ngi tudd Mariama Thior Gakou nekk madame Faye ma nekk juriste d'affaires di def consultance créer une société qui s'appelle Nasfolix Consulting boo xam ne dafa yëngu ci consultance en matière droit de la famille mariage divorce succession nekk ci recouvrement de créances di yëngu ci lépp loo xamante ne c'est des conseils juridiques droit bi nag c'est un choix loo xamante ne pratiquement dama ko mës a bëgg parce que depuis ma nekk primaire laa daan wax naan su ma màggee dama bëgg nekk juge walla avocate donc ma def sama cursus école Adja Mame Yacine Diagne par la suite laa nekk lycée Lamine Gueye de Dakar après bon si laa dem université Assane Seck de Ziguinchor ma yeggali sama stage bi ma doon def dans un cabinet ba ma fa jógee également si laa décidé créer Nasfolix bi donc mën naa ne tamit loolu lu ko gën a wund mooy sama yaay dafa daan fréquenter tribunal di fa jaay donc ba may nekk lycée Lamine Gueye souvent dama daan dem si xaritam yi fa daan nekk donc may dem di ko fa fekk muy jaay may gis ay magistrat ay avocat loolu nag gën a poussé amour bu ma am ci droit su ma leen daan gis ni dama daan jël référence ci ñoom ñi nga xamante ne nag le plus souvent dañ may contacter sur Facebook ci Femme Chic lay jaar parce que d'habitude damay toog di gis sur Femme Chic nit yi def ay anneaux mooy Femme Chic ak
beneen page su ma juumul sama jëkkër sama xarit je vois beaucoup de femmes dañuy ñëw di plaindre dañuy am ay problèmes duñu comprendre seen droit yi et man souvent damay intervenir su ma intervenir soit ci commentaire yi ma jox la solution li tax nag peut-être nit yi di wax ne du ma fayeeku mooy xam nga en matière de consultance même booy jox nit conseil par téléphone da nga ko war a facturer man nag le plus souvent c'est ce que je ne fais pas ñi nga xam ne dañ may contacter par Femme Chic su ma demee ba leen di fayeeku c'est dans les situations yi nga xamante ne seen procédures yi après cabinet bi lañ koy bàyyee pour mu jàppale leen si. cas de divorce yi daal lu si ëpp boo koy xool violence la mooy góor yi nga xamante ne dañuy dóore seen jabar yi dañuy dem ba dañ leen di ragal bari na si trop am na également cas yi nga xam ne abandon la mooy góor ñi dañuy dem ba dañuy bàyyi seen jabar yi dem toog feneen. ak adultère mag ñi ñu ngi def lu leen war mais comme on le dit souvent des fois da ngay yar sa doom mbedd bi tamit yar donc crise de valeur la mais cabinet bi nga xamante ne man maa ko mettre en place mu nekk cabinet bu bees au niveau du Sénégal mu am en matière de conseil juridique mu positionné wu comme l'un des meilleurs cabinets du Sénégal parce que en fait gëmuma âge gëmuma sexe gëmuma kii jigéen la kii góor la donc kii moom moo war a gën a avancer gëmuma kii 20 ans la am kii 30 ans la am donc man dama estimer ne rek ne du moment que man ak yow bokk nañ luñ jàng rek juriste nga may juriste rek peu importe ce que tu fais war naa ko mën a def lancer un appel jigéen ñi bu ñu ragal c'est-à-dire quand vous traversez certaines situations bu leen toog yéen kese di ko vivre dans votre coin que vous sachiez qu'il y a des gens yi nga xamante ne ils sont là juste pour vous écouter et vous aider et tamit ngeen gëm seen bopp wóolu seen bopp xam ne lu góor mën rek jigéen mën na ko di ñaan lépp li nga xamante ne wax nañ ko fi également mu servir ñëpp képp koo xamante ne également am nga ay questions yi nga xam ne leerul sa bopp n'hésite pas nga xam ne que y a des gens qui sont là et qui sont capables de t'écouter et de t'appuyer. Voilà donc kooku moo nekkoon sunu woman of the week muy def liggéey bu am solo Awa Gueye et surtout ñu ci bëri bu seen loxo jotul seen ginnaaw daf koy def gracieusement pour mun leen dimbale teg leen ci yoon. Right Bijou of course surtout ñi nga xamante ne dañuy ñëw si réseaux sociaux bëgguma tudd ay yenn site internet ba den ñi nga xamante ni foofu la ñuy gën a dem di wax seeni ay problème yi nga xamante ni it is personal moom foofu lay daal di sukkandiku di leen jàppale si li nga xam ne waaw exactly si groupe de famille mu daal di leen advice moom ci li mu xam mais nee na nag souvent da siy am ay problème ndaxte da ngay gis ñoo xamante dañuy ñëw expliquer la yow nga nekk jigéen nga nekk juriste nga war leen a jàppale ak alors que liñ lay wax du dëgg amul nga war a dem ba up to a point boo xamante ni moom dafa put her feet on the floor pour jàppale la ngeen dem ba joxante dat waxante everything pour nga ñëw pour ngeen ànd pour dem tribunal wala dara doo ñëw mu dem ba ci biir mu xam ne loolu noonu li nga wax amul loolu mu nekk difficulté boo xamante ni genre daf naan ne est-ce que ñii sax liñ may wax is it real ñii ñëw di jël sama temps ak yooyu noonu mën na nekk aussi ragal am na jigéen yoo xamante ne dañuy ragal dem ci yoon bu ñuy dund yenn violence mën nañ ko wax mais dañuy ragal dem taxaw faire face quoi dañuy préférer keneen defal leen ko mais ñoom duñu bëgg dañuy ragal dañuy reculer. non en fait lu muy wax je pense que ça n'a pas bokkul ak ragal bi. parce que parfois dina gis koo xam ne. mi ngi dund injustice mais dina ragal jugement bi nga xamante ne société bi dina ko def surtout bu fekkente ne si wàllu mariage tey boo jëlee sa jëkkër ngeen dem porter plainte ba tribunal am si dinañ la ko xoolee dinañ la ko waxal alors que yow yaay victime bi yow yaay dund injustice. mais je pense que moom lu muy wax mooy ñi nga xamante ne dañuy inventé wax ñëw xam nga inventé seen histoire ñëw raconté la ko bu fekkente ne da nga sensible ba mel ni man sa xol jóg nga daw dem défendre leen jàppale leen ngeen dem ba tribunal ñu indil la ay preuves comme quoi ki li mu doon wax du dëgg. ndaxte loolu bokk na Bijou Ndiaye si lu tax mu ne ok parce que day jël temps wam téléphone am mun na def 1 hour 30 minutes téléphone am di la conseiller di la wax defal ni loi bi lii la wax parce que daf ne jigéen nit ku nekk am nga sa droit am na loo xamante ne da nga ko war a xam avant ngay dugg ci sëy te soo demee ba dugg ci sëy te xamuloo ko moom nee na am na open heart pour jàppale la waaye tamit ñu ba dañuy jël advantage of loolu noonu mu ne nag xaaral ma ubbi benn cabinet boo xamante ni dina daal di nit ñi su ñëwee foofu noonu xëj na ku sol daalam ñëw ba ci cabinet wax ak yow dina nekk loo xamante ne it is actuality 3 things yoo xamante ni moom nee na moo gën a cause divorce si moom li mu comprendre métier ak
nit yi nga xamante ne dañuy ñëw si moom souvent ak seen ay problème benn is domestic violence beneen bi mooy li nga xam ne mooy abandon nga am sa jabar am sa famille nga takk beneen jabar nga dem nga abandon leen lu ci loi wax ak li nga xam tamit mooy adultery mooy unfaithfulness nga am sa jabar am ay gel yu bëree bëri tey mu gis la ak demba suba gannaaw suba mu gis la ak keneen loolu tamit am nga si droit yow jigéen bi am na noonu nan nga war a doxalee am na nan nga war a jàppee góor boobu noonu pour mu daal di la defal li nga xam ne mooy sa droit Bijou Ndiaye man daal Mariama daal sama waay la man. xam nga ñoom seen liggéey bi même bu dul même avant nit yi di le fait que ngay recevoir façon nit bu ne. di recevoir façon plainte bu nekk ñoom seen liggéey bi déjà dafa metti parce que dafa am comme je dis tout le temps Sénégal dafa am noo xamante ne socioculturellement parlant noonu la bindoo. c'est-à-dire même jigéen ñi nga xamante ne ay avocate lañu dañ leen di faral di ragal. société bi déjà. dafa am fu ñu leen di catégoriser dañu metti dañoo gaaw ci tas sëy dañu nangam parce que pour ñoom. c'est pour ñenn ñi ñooñu seen liggéey du jàppale nit yi. mais c'est plutôt pousser nit ñi ci xëj na loo xamante ne dafa nekk à l'encontre de nos croyances. yoo xamante ne moom la société bi am. alors que c'est pas le cas parce que aujourd'hui ñun suñu yaay yi suñu maam yi suñu bàjjen yi li ñu xam mooy sëy lu mu metti da ngay toog nga muñ. jamono dox nga am jigéen boo xamante ne tey man bu ma amee problème ak sama borom kër damay dem seeti ko mu ne ma defeel nii waxeel nii tey boo demee delluwaat ci sa maam wala sa bàjjan ni ko man kat gis naa maître diw nee na ma nangam ak nangam xam nga lu mu lay wax sëyloowu la en fait c'est des xaw ma ndax comprendre ngeen un peu sama raisonnement c'est des mooy li nga xam ne mooy suñu réalité li nga xamante ne ñooy suñu ay culture parce que dañ la naan comme muñal boobu noonu waaye muñal bi parce que soo déggee ñu naan la muñal fekk xëj na yow xamuloo say droit parce que tamit soo amee kaas bii ni mu dem ba am ndox boo ci yokkaatee dara ba mu fees su yàggee day tuuru exactly and then lu ëpp rek tuuru so basically ñoom li ñu lay njëkk advice mooy divorce is the last mooy last bi kenn du la wax divorcer dañuy jéem a seet solutions pour seet nan la ñuy defee mais ñoom nekkuñu fi pour wax kenn divorcer nekkuñu fi pour wax kenn tasal sa family or break your home ba den dañ lay jàppale ba loi bi nag lu mu daal di décider at the end of the day yow yaa am the final decision yow jigéen bi du moom du sa yaay du papa du kenn yow yaay xam lan ngay dund ci sa biir kër. mais c'est vrai que muñ am na loolu on est d'accord ñun ñëpp que voilà amul mariage yoo xamante ne tout est beau tout est rose tout va bien du matin au soir mais démb li ñu doon wax mooy que ñun en tant que personne même bu dul kuy marié wala ku marié wul dañu xamul suñu ay droit lu ci bëri tey bu fekkente ne am nga problème rek ak justice si ngay jéem a lijjantee yow lan mooy say droit alors que droit dafa nekk loo xamante ne tey waroon nañ commencer di ko jàngal suñu doom yi dès bas âge à partir de l'école primaire su ko defee xale bi daf koy màggaale dans sa vie de tous les jours xam naka lay comporter woon ndax soo xamee sa droit xam sa ay devoir am na yu bëri yow doo ko sax technique te tout le temps je dis souvent que lépp ça passe par l'éducation pour que ñu mën prévenir il faut ñun ñu yar suñu doom yu jigéen yi si am nga droit lii am nga droit heureuse nekkul juste da nga marié on doit te maltraiter nga ni da ngay muñ loolu du muñ xaru la laa koy tuddee man parce que am na yenn yi nga xamante ne même bu dul maltraitance physique maltraitance psychologique am na yenn domination yoo xam ne góor daf koy am si yow c'est de la souffrance te conseillé wuñu ko kenn léegi nag buñ jàngalee droit yooyu suñu doom yu jigéen yi ba pare il faut ñu jàngal ko suñu doom yu góor yi tamit wax leen ni que jigéen dañu koy suturaal dañu koy ormal dañu ko war a respecter ba pare wax leen ni que mariage plus jàppalante la que conflit wala nit yi nekk di sonnalante seen biir parce que violence boobu mun na am envers les hommes aussi. classe gu dangam bi aussi ñu ne leen que violence yi. violence verbale dafa am verbale aussi dafa am na góor ñoo xamante ne xam nga souvent man duma bëgg a dugg ci débat yi parce que après da ngay day créer ay polémique féministes yi jóg fee kii yi jóg fee mais il faut aussi ñu bu ñuy waxtaan ñu mën di waxante dëgg ñu équilibré parce que tey je cautionne aucune violence mais tey góor dóor na soxnaam même si bu fekkee ni lii ma bëgg a wax défendrewul le fait que góor bi war a dóor ko mais yenn saa yi di nga gis jigéen boo xamante ne
mën naa dëkk ak yow di la wax yu metti yoo xamante ne yow en tant que góor wax ji doo ko mën day wax rek nga naan pat li nga wax sànq ne kaas bu feesee day tuuru effectivement à un moment donné kooku mën na am réaction boo xamante ne am bëgg ko woon am maintenant après taxul loolu dédouaner violence encore une fois je condamne la violence sous toutes ses formes am na ñoo xam ne nag moom ils sont violents de nature man ñooñu boolewu ma leen sama benn programme parce que pour man duñu ay nit parce que ku mën a jël violence di ko teg ci kaw nit ñi pour sans explication man boolewu ma leen sama benn programme mais il faut ni ñuy mën a yaree góor ñi ci muñal jigéen ñi yar jigéen ñi ci mën a muñ ak dépasser yenn yi ñu yar leen également ci régler seen ay wax dafa am ñu mel ni man boo nee A ñu wax la Z boo nee nit pes doo ko tey non mais on a rigole mais y en a donc xam nga ñun on parle que des femmes battues te association des maris battus am na. c'est que association boobu la nit ñi gëmul sax boo ko waxee dañuy ree mais bilaay am na en tout cas lu ñuy wax rek mooy que des maris battus góor ñi seen jabar yi di dóor ñi ñuy laab. I know loolu dina interesting de. am na. wuyu ko lu ma lay wax ñëpp même réaction la ñuy am président bi. am na président waaw. yow man président bi jigéen la. góor la góor la. association des maris battus ñi ngi leen di nuyu di leen masawu aussi parce que loolu xam naa ni war na metti mais rappeler juste mariage jàppale wante la ku nekk jéem a xëcc sa morom vers l'avant ngeen jéem a évoluer ensemble association bi la def ay reen yow min nga maris battus yi nag loolu la pourtant am na de no it's not en fait imagination no it's not funny it's sad. And you laughing. Why are you laughing? non li tax may laugh mooy imaginel xanaa ñooñu dañu nekk nit ñu tuuti wala lan. tuuti lan. I want to understand wala jabar ji day am doole or what. non même pas am na jigéen yu violente même dañuy gàtt tuuti sax tollu nii mais violente. non man comprendre naa nga mer xaw a def nii dóor dënn ak yooyu et tout ça. ba dem comme nga dóor comme góor yi ni ñuy dóoree jigéen ñi. mu ko raw la jigéen ñi di dóoree góor ñi. dañ lay soore diwlin bu tàng lañ lay. ba kan moo takk kan c'est aller loin moom. kan moo takk kan. góor gee takk sax mais dafa am góor yoo xam ne c'est des maris battus c'est triste ñu ngi leen di masawu encore une fois parce que situation bu metti la mais comme ni ma waxee rek mariage jàppale wante la ku nekk jéem a xool nan ngay def ba sa moroom avancer pas dénigrer que ce soit verbalement wala physiquement loolu jaru ko te muñal dëgg la mais am na yoo xam ne bu leen ko muñ daw leen. muy mujj du baax di remercier bu baax ki nga xamante ne moom mooy Mariama parce que liggéeyam am na solo nu muy jàppalee jigéen ñi ndax parfois boo nekkee victime soxla nga ku la appuyer ku la jàppale ci sa ginnaaw pour nga mun a génn ci dund bu métti bi ngay dund. moom mu nekk madame Faye dama ko laaj ma ne ko ne yow da nga am borom kër mu ne ma ne waaw ma ne ko ne léegi yow ndax sometimes di nga indi yow sa personal experience comme jigéen nga teg ko ci table bi mu ne non sama vie privée la kii ñëw di wax ak man du sama xarit sama cliente la donc li loi bi wax loolu laay teg so literally nekk na métier boo xamante ne da ngay dindi yow sa personal life nga indi li nga xam ne moom la loi bi wax même su fekkee ne yow sa bopp appliqué wuloo ko sa bopp ba den kii ñëw ci yow di nga ko daal di teg ci yoon Bijou Ndiaye xam naa ne lii débat la boo xamante ne ñun ñëpp mën nañ ko wax fi ba suba da ngay dem def reportage ci maris battus yi. maris battus of course I will definitely do that waaye xanaa damay ñëw nekk spécialiste mariage. xaw ma de mais di nga ko defi yaa koy gérer yaa xool noo koy gérer yow. non waaye man I would really love to pour am xam kenn waxtaan ak moom comme laaj ko exactly président bi lan mooy the main problem. non victime bi laa wax. tonton Charles Foster. non victime bi. waaw président bi kay foog nga nekk victime. waaw wax nga dëgg de. waaw mu explain lan moo tax. lan Coro xam na ko xaritam la. ok very good. so Coro xam naa dig ma boole ak moom ma indi man of the week next week nag. voilà. on va en parler merci beaucoup pour the woman of the week avant ñuy jàll ci rubrique mère yi dama leen di may benn son Astar Mito nekk son bu neex boo xamante ne mun nga ko déglu en boucle te doo ci doyal Astar Mito avant ñuy waxtaanee TIC.